asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey jii seen émission sociale fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni mag ñi dañ koy faral di jànkonteel rawatina ci jamonoy coronavirus bi la saa su ne ngeen dégg ne coronavirus ñi mu gën a sonal wala sax ñi muy gën a faat mooy ñi nga xamante ni mooy les personnes âgées yi nag tamit da ngay gis ni jàngoro yu baree bari daf leen daal di sonal ñoom nag jàpp nañ ne état wu Sénégal daf leen fàtte ci plan de riposte bi nga xamante ni teg na ko ngir xeex Covid 19 lépp daañu ko waxtaanee ak wàllum problème mu retraité yi file ci Sénégal pension de retraite à 65 ans aussi bi nga xamante ni récemment la ñu ko daal di signé ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaanee tey ji ak Mame Birame Faye nekk président bu conseil national des aînés du Sénégal ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. maa ngi leen di fay soxna Ndeye Comba. suma xarit. dëgg la. di nuyu seen waa rajo bi yëpp. moo ñu fi liggéeyee ñëpp di nuyu seen kilifa yi. te di leen ñaanalit. yéen ñu mat a ñaanal ngeen ndaxte yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib. nga baal ma nuyu suma ñoñ yi nga xam ne ñu ngi nekk ci région yi. nekk ci département yi nekk ci communes yi. wax dëgg yàlla ñu ngi ci liggéey bu mucc ayib ci balaa mbas mi di laata ñëw sax. gëm nañu ne ñoom mag ñi am nañ lu nga xamee ne war nañ ko di doxal ci lu rafet ci lu baax ci réew mi. di jaal kilifa yi nga xam ne dëddu nañu. làqu nañu. ay kilifa yu baax. ñu yàlla may. ñu wone seen mandarga te boo seetloo mois de juin bi dafa am benn kilifa bu jëkk génn àdduna jóge ci réewu Mauritanie. ñu koy tuddee Karamakho Gadaado Keïta. borom xam-xam. wàllu yu kaamil. keroog joojule mooy ngelaw loolu ñu doon wax ak poussière boobu ñu doon wax mu jóge Mauritanie ñëw. ñu ngi koy ñaanal suñu borom bi teeru ko ci àddina yu gën a rafet. amiin amiin. di ñaanal it ñi nekk fii. gis ngeen ku si génn àdduna rek am na benn mandarga buy feeñ. looloo wane ne Sénégal macha allah. kon bon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal di ñaan suñu borom bi mu teeru leen ci àddina bu gën a yaatu. voilà ñuy profité ci occasion bi kon gis nga sax comme ni nga ko waxee ci Tivaouane ñu ngi perdre porte-parole bi en tout cas ñu ngi koy jaale waa Tivaouane di ko jaale umma islamique bi yëpp di ko jaale waa Sénégal yëpp mu nekkoon koo xamante ni vraiment vrai régulateur social la woon lan nga ñu mën a wax ci Pape Malick Sy mi nga xamante ni récemment la génn àdduna. baax yaru woyof. réegu neex. kaddu gu sedd kaddu gu dëggu comme magam. comme it kilifa diine yëpp ku si jël kaddu rek nga ne moo. kii day moom wax dëgg yàlla macha allah. ñoom ñëpp yàlla da leen baaxe loolu ci seen i waajur si seen maam yeeg seen baay yi. duñ si sori lool. ndax lan sa wax am na ñu bari wax nañ ci lu bari. am na lu bari lu ñu bàyyi. waaye. loolu lu am solo la. doomu gaynde lay doon. dañ koy wax. te ñoom am na lu leen yàlla may wax naa ko léegi. ba ñuy génn àdduna am na ay signes yu ñu wone ay mandarga yu nga xamee ne nit ñi teg nañ ci seen bët jaxran ay wàllu yu kaamil. macha allah macha allah mi ngi noonu Serigne Pape Malick Sy ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale à toute la umma islamique tey jii Mame Birame Diouf nga jiite conseil national des aînés du Sénégal man sax dama lay laaj conseil bi lan mooy njëriñam exactement. voilà nit ñi de dañ ma naan Mame Birame Diouf. Mame Birame Faye man daal damay juum rek. am na Mame Birame Diouf. beneen ñoo danoo bokk maam. ba nga xam ne boo naan Diouf ni Faye. ba tey benn la. Mame Birame Faye. conseil national bii ngay gis nii. maanaam ñi ko sakku. mooy kuréelu mag ñëpp. retraité rek ñu retraité wul. ñoo toog sakku ko ay at. ministère de la santé et de l'action sociale. liggéey seeg kuréel yi. ci benn arrêté ministériel. toog nañ ci di si liggéey lu mat juróomi at laa mën a taamu. mais ëpp na sax juróomi at.
ndax dañu gisoon ne ku nekk dafa doon beru ku nekk di wax di yëkkati sa baat te baat bi benn la seen bëgg-bëgg benn la mooy affaire retraité yi affaire mag ñi seen wér-gu-yaram ak seen dundin seen nekkin ci réew mi ak seen taxawaay ci réew mi kon tey jii benn mandarga rek dinaa la ko joxe ci li nga xam ne mooy mission wu conseil bi moo di ne lépp lu ñuy war a tënk fii lépp lu ñu war a samp conseil bi war na ci dugal loxoom wax ci joxe ci xalaatam ak xelam ndax dañ ne mag ñi nga xam ne ñoo samp jigéen ñi ba Sénégal mën a toll fii depuis ñoom Senghor laataa ñoom Senghor sax mën na dem sax ba Blaise Diagne ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañ si liggéey ak it magu këru diine yi nga xam ne lu nekk def nañ ko fi ci lu baax muy doon lu ñu war a mën a roy mu doon lu ay mandarga lu nga xamee ne dañ ci war a sukkandiku di si taataan di doxal tey jii li war a jaar ci yoon kon conseil bi taxawaayam noonu la ak leneen mais yéen Mame Birame du ngeen yëngu-yëngal conseil bi tekk ngeen def dëgg la Mame Birame Faye gëj nañ la dégg nga yëngu-yëngal waaw xam nga yëngu-yëngal alors que mag yi ñu ngi si jafe-jafe yu tar dëgg la soxna wala dañ la jox carte APR dinaa la wax tey nag benn mbir xam nga dag ma ne ndax dañ la jox carte APR waaw man bokk naa ci ñi nga xam ne 2012 yore naa am na benn comité scientifique bu ma jiite woon le président Macky Sall ko ba candidat mu toog récité na programme am pendant presque 1 heure waxtu jëluma kayit jëluma dara may dégg muy wax may dégg ma jubbanti ci programme bi daal di ko yëgal ne moom ci wàllu boppam yàlla may na ko sensu ak taxawaayam ak jëmmam ak tekkaaralam ëllëg si biir mu war a doon président keroog jooju kilifa yii ñu ngi may dégg ministre Seydou Gueye mu may dégg mu ngi doon toog nii si sama ginnaaw ñoom Tafsir Ndikke benn taalifkat ak bindkatu téere waaw mi ngi lay ziar sax parce que maa ngi publier affaire bi mu ne xam na la bu baax a baax Tafsir gis nga Tafsir mi ngi mu nga fa woon ñeneen nga fa woon ñu wax nañ ci maanaam programme Sénégal wax nañ ci programme mag ñi ba keroog jooju ñëpp kontaan ñoom ñëpp nga foon waaye tey jii dinaa la xamal ne waaw mais tey jii jëloo carte déglu rek maa ngi dëkk waaw mon oncle est-ce que joxuñ la carte APR parce que da nga gëj a yëngu-yëngal non maa ngi dëkk waaw man dama mas di yëngal waaw waaye ci yëngal boobu tey jii jotaay bii mu nga xam ne dama ko jiite war naa di yëkkati kàddu du ma yëngal sax mais dama yëkkati kàddu wax ay dëgg yu ne peng lu kenn mënul dindi te ku ñu toppul ci suñu dëgg yooyu ñu lay wax yàlla mu ngi ñuy dégg te yàlla mu ngi ñuy gis ñun nag lu rafet rek la ñu bëgg mu am muy ci biir APR ak waneen yeneen parti yi d'ailleurs sax dañ naan ñeneen ñi nga xam ne ñàkk juboo ci kaddu ak ñi ñu dénk réew mi war nañoo mën a ñun ñi di dox diggante yi ba mu gën a rafet gën a jekk loolu mooy suñu taxawaay waaye mënuñu toog di def comme xale yi di dox ci mbedd mi bés bu ñu jógoon nag ba yor suñu kuris yi war a dugg ci mbedd mi keroog jooju Sénégal boo moytul ngelaw li mais Mame Birame Faye foog nga def ko c'est parce que si kanam dina ñëw si seeni jafe-jafe am na réew mi fu mu toll ak gouvernement bi ni mu leen fàttee faaw nag ngeen génn yëngu-yëngal xam naa ni sax mënoo leen def grève de la faim ainsi de suite mais ngeen def benn marche pacifique dox defar seeni pancarte ne xamal njiitu réew mi seeni jafe-jafe waaw yaakaar Mame Birame Faye lu tax loolu organisé wu leen ma ne yaakaar na ma ne dem buntu palais wala dem buntu IPRES wala dem buntu caisse de sécurité sociale loolu c'est dëgg-dëgg la defoon nañ ko même sax tey jii boo ne Mame Birame Faye am na benn taxawaay bu retraité yi taxawoon buntu IPRES la veille bala laataa loolu am booba nekk guma président wu lii kii fay IPRES yi oo nan ma parce que jaaxle woon nañu mooy bi ñu daggee waaw xaalis nit ñi dañ nar leen fay tuuti kër jooju bés boobule ak kilifa yi fa nekk toog nañ ci salle ñu réglé loolu ak préfet Dakar ak ñeneen ñu nga xamee ni ñu nga foon waaye keroog jooju ña doon gën a fës ci ñu ràññee leen ñuy am li ñuy am foofu ci IPRES keroog jooju yëngatuñu
ñun nag utuñu fa ay macaat. utuñu fa xaalis utuñu fa leneen lu dul. li ngeen moom li ñu moom daal di seet dëgg gi daal di fu ñu koy teg. ba tey mën na noo wax sax ne lu si bari lu nga xam ne ñu ngi koy réglé ak IPRES mën naa wax ni yàlla daf ko jaarale suñu loxo. xam nga lay wax jotaay boobu ñu amoon na président. ba mu faloo ba ne ko yow bu soobee yàlla am nga ci yoonu mën a falu. te bu soobee yàlla dina la jàppale ba nga falu. loolu amoon na. lan ko doon wax ca booba jamono. Tafsir Ndike day dina la ko wéral. ba am na luñ ko ci doon wax ba léegi mu ngi koy dund. lu leer laa la wax. mais mënoo ma wax ba xam yow am nga carte APR waaw wala déet. waaw ñun. si sunu at nii soxlawuñu yore carte. amul carte APR ñun ci sunu wàllu bopp. tontu ma rek. sunu wàllu bopp carte. non dama ne. ñun. sunu wàllu bopp boo ko APR. carte mag la ñu yore. man de ci lii ma yore nii carte mag laa yore. waaw carte mag yooyu da ngay tëddee njaaxaane seex. waaw xool li mag ñi bëgg rek. waaw li mag ñi bëgg rek. tey lii nar a yàq nga taxaw ci wax ci. suñu la déglee. ku la déglul tamit yow nga xam sa bopp. waaw léegi ñu ñëw ci pension de retraité actuellement yan jafe-jafe ba léegi pension yi néew na parfois ñu ne yokk nañ ci pourcentage tuuti est-ce que mën nga ci ñëw leeral ñu tuuti ak mensualisation bi est-ce que bu fekkee nit ki da daan jot par exemple 40 000 francs par 2 mois biñ ko mensualiser 20 000 francs lay jot loolu mooy am ba léegi wala. lan nga ñu ci mën a leeral soxna Moreau am na ay jéego lu ñu def mën nañ ko. ci pension de retraite ci pension de retraite wax dëgg yàlla xeex bi ñu doon xeex ba léegi néew na de. néew na weesu na néew. ndaxte mbir mi buñ la joxee benn. doo ko bañ da nga koy jël ba pare continuer di laaj leneen li nga xam ne yaa ko yeyoo yaa ko moom. tey jii mën nañ wax ni ñeenti yoon augmentation 10% mais nag augmentation boobu dama na leer ci kaw nit ñi. xam nga bu nee retraite rek dañ naan IPRES mais amul IPRES rek am na FNR këru retraite ñu nga fa fonctionnaire yi mais foog nga leeralal ñu ko FNR IPRES FNR mooy Fonds national de retraite waaw IPRES institut de prévoyance la bële mooy ñi nga xam ne dañu liggéey ci administration bi nekk fonctionnaire war a toucher seen retraite FNR waaw bii nga xam ne IPRES la ñu muy gën a jël mooy ñu ñuy tudde non fonctionnaire maanaam ay fonctionnaire la mais amuñu mandargal fonctionnaire parce que ni mu tëroo la ak at yi nga xam ne ci la ñu nekk ñu ngi doon cotiser fële ci IPRES tey jii privé bi IPRES la waaye privé bi mooy IPRES FNR mooy fonction publique bi léegi est-ce que nit ki mën na bokk fii bokk fee wala ku bokk FNR doo bokk IPRES waaw am na si ñenn ñu nga xamee ne nekkoon nañ xarale am fii am fële waaw ba tax na am na ñu ñooñu le dinañ fexe jël seen lana am fële indi ko fii ko mu doon benn rek mu dekk benn waaw beneen bi si des it mooy dañuy wax retraité yi boo xaymaa téeméer ci mag ñi Sénégal mais ñi si am retraite ñaar fukk ak juróom ci téeméer yi kon la sa des yëpp ñu liggéey nañu pour Sénégal ci yeneen fànn tey bokk nañ ci économie bi koom-koomu réew mi mais amuñu seen retraite ñooñu nag dañ leen di xeexal pour ñu am lu ñuy wax minimum vieillesse minimum vieillesse wute nag pension minimale pension minimale moom nga doon xaw a junj yow moo di ne yi gën a tuuti retraite ca fonction ci IPRES ñu yëkk ko ba yokk ko ba mu tolloog li ñu doon li ñuy tuddee SMIC maanaam juróom-ñaari junni mu tolloog noonu le waaye juróom-ñaari junni yi sax weesu na ko depuis at waroon na dem ba fukki junni yu nga xamee ne war na fa war a mën a ne ci li ñuy tuddee SMIC le SMIC tey jii jéego yooyu nga xam ne dañ ko def augmenter leen benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon daal di yokkaat 5% yooyu nga xam ne dañ koy jagleel pension yu gën a néew mais yooyu yëpp ay jéego la
mën nañ ko rafetlu mais jéegalu yu nga xamee ne neex naqadi ci kattanu suñu borom bi président daf ne defal leen lii parce que xam na dossier bi bu baax. ba muy laatu toog xamoon na lu bari ci affaire retraite ak affaire bu mag. kon waa FNR. dañu tënku ci texte yi nga xam ne moom mooy yóbbu fonctionnaires yi. nga xam ne ñu ngi liggéey. te yooyu dañ ne woon nañ ko changé depuis bi ñu tenir conférence sociale bi defe naa ne 2017 la woon. conférence sociale boobu nga doon dégg sur la retraite. ci maanaam mbirum retraite yi dañu waxoon ne ba président insisté daan ne il faut que ñu seetaat texte yi. maanaam charte yi nga xam ne moom la ñu tëral di si wékku te mu doon lu yàgg temps colonial ba léegi ñu nekk ci loolu la. xam nga ne loolu jaaduwul. faaw ñu yeesal ko. faaw ñu yeesal ko par problème mu IPRES loolu la. problème mu IPRES mënu doon ay syndicalistes ay patrons yu fa nekk ak représentants administration yi rek ñuy buum di buumi alors que retraités yi nga xam ne seen xaalis lañ fa dajale woon di leen fay tey jii ak yeneen yu fa am yuy indi xaalis ñu teg leen fële. buñ ko yeesalee ba nga xam ne ci biir conseil d'administration bi dina am ay retraités yu ñu représenté retraité man leen toogal waxal leen. ña fa nekk tey jii du retraités yi ñoo leen désigné loolu na leer. dafa am ay kilifa yu nekk foofu daal di ne waaw ñii de mën nañoo ñëw ci suñu wet ñëw toog. loolu baaxul. gannaaw bu mag ñi am retraités yi ñoo leen waroon désigner. c'est comme syndicaliste yi ñu ko defee. nan waxante dëgg. manoo tànn si ay nit ne ñii dama leen di teg fii ñuy xoolal mag ñi waaye seen baat amuñu fa baat. ñàkk am baat boobule nag moom moo doon gros problème bi nga xam ne moom lañ waa IPRES yi di dund retraité IPRES yi dund. di ko ñaxtu di ko jooy loolu. jooytu googule jaru ko. xam nga dañu war a def. lu ñu war a def mooy toog. saytuwaat texte yi xool ko ndax depuis 2009 saytu woon nañ ko. ba tënk ko yónnee leen ko ñu teg ci seen tànk yooyu ñun liggéey nañ ci changé ko ba nga xam ne retraités yi. te ni am foofu place comme ñeneen ñi ñu fa amee place. ñuy décider ñuy xool. la baax ak la baaxul non seulement di xool di wax. di assister di wax di bañ. di leen ki xam naa ne loolu. du leen neex. ndax wéet boo wéetee ci ngay mën a def. li ngay def li ngay def lu la neex imposé ko waaw mu nga ko. kon bon ñun am nañ si yaakaar ne kilifa yooyu ŋànk dañ leen ko dénk suñu ay doom lañu suñuy jarbaat. duñu suñuy buur tey kudul yàlla ak yonent ba. ñun gëm nañ ne mindeef dong nga. buñ la joxee ndombal tànk bii ëllëg si biir da nga ko fii bàyyi daal di dem. sa morom jël. tey jii ñoom waroon nañ sax am kers si ñi nga xam ne ñooy seen baay ak seen nijaay ñu beddi leen sànni leen fële di defanteeg ñoom ay yenn jëf yu ñaaw yi. waaw. voilà problème yi bari na foog ñu ñëw ci plan Sésame fu mu toll parce que gis nañ fii mag ñi pour ñu feebar faju c'est vraiment problème bu rëy la. Mame Birame lan nga ñu mën a wax ci loolu est-ce que plan Sésame bi tamit am na njëriñ est-ce que nekkul benn plan bu ñu teg nii vraiment utopique pour di ko politiquer ainsi de suite parce que tey jii boo jëloon sa micro dem waxtaan ak mag ñi boo leen nee plan Sésame sax daañu jaaxle parce que ku feebar te yoroo koppar yoo fajoo wala say doom yoruñ koppar yuñ la fajee ainsi de suite doo faju donc lan nga ñu mën a wax ci plan Sésame exactement fu mu toll jamono ji. dëgg gu ne peng la. parce que ki ngay waxal plan Sésame man dama ci liggéey ca njëlbeen nga. plan Sésame bi ñu koy sos keroog joojule ci ministère de la santé et de l'action sociale bii. boobu Abdou Fall moo koy yore suñu jarbaat boobule. keroog joo ci mbiru plan Sésame bi toog naa ak directeur u IPRES. ma ne leen plan Sésame bi du affaire pàcc rek moo ci war a ne. ñun niñ ko gisee. am na yeneen ak yeneen ñu mën a dugal ci plan Sésame bi. mu doon njariñu mag ñi. njariñu Sénégal. comme lépp li nga xam ne mag moo ko moom ñu war ko jox. mën nañ leen ko jox. ñu si liggéey di wëlbati. di yokk koom-koomu réew mi. comme mag ñi nga xam ne am nañ xel ak xalaat bu rafet
war tàggat xale yi. daal di leen jubal ci lu baax. ak ci ay fas xeetu liggéey yi nga xamee ne mën nañ ci génn ñu def jàppale leen ci loolu la yooyu yëpp nekkoon ci plan Sésame doon wàññi naka la tuddati. njëgu paju mag doon dimbali. réew mi ci doxalinam. doon jubbanti lu bare. kon dañu taamoon keroog jooju ministre bi def ne. jël leen affaire faj gi rek après dinañ seet yi sa des. bu lëf boo koy sos. doo ko sos ndax politique rek. da nga koy sos ngir nga seet lii ban njëriñ lay indi réew mi. ba tey ñu ngi wax plan Sésame génn nañu ci loxo retraité yi. retraité yi moomatuñu ko maanaam retraité IPRES ak FNR moomatuñu ko parce que ñoom dañ leen jël en charge. ci seen façon mu jël en charge plan Sésame bi ñu amul retraité ko moom. pasteur paysan pêcheur. béykat bi nappkat bi sàmmkat bi jaaykatu caafeek ñoom seen ñu am 60 ans et plus waaye plan Sésame bi ci boppam fa mu nekkoon. couverture maladie universelle lañ ko ñëw dugal. bokk ci woon. maanaam dañu jël plan Sésame. dugal ko ci biir couverture maladie universelle. loolu jaaduwul. jaaduwul alors que ça n'a rien. ndax mag ñi amoon nañ ci plan. bu nga xamee ne noonu lañ koy doxalee di ko topp di ko saytu. di ko doxal. suñ ko bàyyi woon noonu boole leen ci ñu koy doxal di ko topp di ko saytu tey plan Sésame dafa am problème ci affaire xaalis. yu ñu war a fay. maanaam loo xamante ni état bi war na ko fay hôpitaux yi ainsi de suite. mais bien sûr fayu leen. mais bien sûr alors loolu. contrôle ba war a nekk ci biir suñ ne woon ne plan Sésame fépp lay mën a développer pour mag ñi dafa war a am benn bureau mag ñu toog di ko saytu di seet ndax kii yeyoo na ko. war na ko jariñoo waaw. rax sa dolli mu doon lu nga xamee ne nag xëj na réew ni muy doxee ki ñu ko dénk moom mooy seet naka lay séddale cër yi. ñun suñu yoon nekk loolu suñu yoon mu ngi ci su fekkee ne gis nañ ci lu baax dinañ ko wax buñ si gisee lu nga xamee ne mënta dem dina nemee jubbanti leen lii. mais comme Mame Birame Faye tey ji mag mi feebar dem hôpital plan Sésame ci yan anam la koy couvrir ak ci yan anam la ko dul couvrir parce que mag ñi pratiquement bu ñu feebaree presque koppar yëpp ci seen poche lay jóge donc lan la plan Sésame di couvrir exactement. ci dépenses yi mag mi feebar dem hôpital hospitalisé am ay ordonnances ay analyses yu mu war a def. lu mu si couvrir. waaw. dadul bari dafa néew. lan la exactement. par exemple tey jii bu fekkee ne da nga am ordonnance su 50 000. mais ordonnance su 50 000 yooyu. plan Sésame bi mënu ko gàddu. du ko couvrir. yow yaa koy jënd. yaa koy jënd mag mee koy jënd. am na yenn façon xeetu seet gi ñuy seetal sa yaram. dafay analyse yu seer a seer. bu boobaa yow am na looy dugal dëgg la sax ne. yow war nga am sax lenn looy def as tuut loo war a dugal. parce que faj gratuitement yooyu yëpp amul. warta mën na ne waaye nag bu fekkoon ne tey. amoon nañ benn caisse de solidarité. pour mag ñi. dama ne la caisse de solidarité pour mag ñi. nga xam ne lu nu am ak waa ji nga xam ne dafa am xaalisam yéene ko mag ñi. da ko fay dugal am na ñu nga xam ne dañuy am seen xaalis dañuy def ngir yàlla te yàlla tax ñu dugal ko ci caisse gi. ñuy surveiller boobu kees nag. keneen bañ ko gi. tey jii am na mag ñu nga xam ne seen ordonnance dem na ba 500 000. ñoo koy jënd wala seen njaboot seen njaboot buñ ko jëndul. danañ wër fu nekk dugg fa génn. tey dialysé yi ñu ngi yuuxu. les accidents du travail bu yàggul la ñëw sama bureau. ñu toog di waxtaan mais li ma wax daf ma yéem. mais Mame Birame du ma dégg ngay wax ci personnes âgées yi am insuffisance rénale parce que dialyse bi ça coûte excessivement cher. même bu fekkee ne sax am na état bi côté bu mu gàddu c'est toujours dafa nekk lu cher. si dinaa ci wax. wax naa ba xar. insuffisance wax naa ba suma bopp toj. fi mu ne wax la nu man waaye wax ji ñuy wax bu fekkee ne da ngay wax. nit ñi tëx lu gumba ci say wax. mais dafay mel ni da ngay jël benn épée daal di ko sànni di ko jam ci biir géej. kon mën nañu wax plan Sésame bi moom amul njëriñ.
am na njëriñ fekkente ni boo amee ordonnance yaa koy jënd sa bopp. am na njëriñ analyse yi yaa koy fay. soo hospitalisé lu plan Sésame di defal mag mi. lu néew. comme par exemple lan. boo bëggee salle bu baax yaay fay. mais boo bëggee salle bu baax ñoom dañ la yóbbu ci am na catégorie yi nga xam ne. waaw mais yaay fay. yow normalement. say doomay fay. boo ko fayul. tamit nekkuloo fonctionnaire nekkuloo naka la retraité yu beres. bu boobaa say doom yi dinañ génne. loolu la. njaboot donc lan lay couvrir plan Sésame bi ci hospitalisation bi. wax dëgg yàlla lu muy couvrir lu néew la. lu nga xamee ne sax am na ñu koy gedd. ba dem seen clinique. dem faju ju foofu. tey jii mënuma la wax ne plan Sésame mu ngi dox. munoo wax ni. fi mu taxaw carrément lu palpable lu plan Sésame defal mag ñi. déedéet côté faju surtout. déedéet. voilà ñu ñëwaat ci parce que temps bi bareetul te foog ñu wax ci parce que ñu ngi toll ci jamonoy coronavirus Covid 19 gis nga cas yi mi ngi gën a yokk nombre de décès yi ñu ngi gën a yokk ëpp nañ 80 décès ainsi de suite ñu gis ni ñi muy faat ñu ci ëpp souvent bu ñu amul 58 ans ñu ngi am 60 ans jëm kaw. ñu dégg docteurs yi ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum paj ne Covid 19 bi ñi muy gën a faat ñi mu gën a sonal mooy ñi nga xamante ni moom mooy les personnes âgées tey jii lan la état wu Sénégal def pour la protection des personnes âgées ci période Covid 19 bi Mame Birame Faye. comme que ñoom ñoo gën a exposé ci Covid 19 bi. bés bu yàlla sàkk maa ngi jokkoo ak mag ñi ci région yi. mais dama yéemu ndax. dan ma naan ñun boolewuñu si boolewuñu leen ci li nga xam ne programme de résilience bi dan ne programme bi ñu ngi ko jagleel ménage yi programme de résilience des ménages déglu mu bu baax a baax a wax te ménage yi mooy kër yi dox kër yi dox nag ña ko yore ay nit ñoo ko yore mais ñoo xayma nañu loolu ci réewu Sénégal ñu ne genn wàllu kër yi dox yëpp mag ñee ko yore te am na région yu nga xamee ne am na mag ñu ma ko wax responsable yi ne ma dañuy dem seeti gouverneur bi war a préfet ñu ne yéen bokk leen ci kenn dugalu leen ci lii ci programme de résilience mais loolu catastrophe bu rëy la jëyu bu mag a mag la. yow bi affaire bi amee woowuñ la comme yow yaa boole conseil national des aînés kuréelu mag yëpp nekk ci Sénégal woowuñ la ne la waaw allo Mame Birame voilà ñu ngi teg benn force voilà Covid 19 affaire bi mag ñi la gën a sonal lan nga ci xalaat lan ngeen soxla naka la ñu mën a jàppalee mag yi naka lañ leen mën a protéger contre Covid 19 bu ñu bëggul sax feebar bi yóbbu mag ñi fi nekk ñëpp. la oowuñ la ci laaj la ci sa conseil wala exactement ay solution par rapport à ça ak kuréel gi nga jiite dayo bi mu am ci dëkk bi. kuréel bi ma jiite nañu waxante au passage. que ne action sociale bu ministère de la santé. et de l'action sociale wax dëgg yàlla dinaay liggéey ak ñoom defante ak ñoom réunion yu bari booba Covid bi duggugul woon trop nii ñu amoon ci yaakaar lool ba léegi di xaar lépp lu nga xam ne ñu ngi ko war a jagleel mag ñi ci programme bi mu ñëwee am ministère bu nga xam ne moo yore mbir yooyu résilience bi ministère boobu xayma nañ ba bind ci mag ñi dañ ne personnes âgées yi waaye réew mi xam na ne tey am na benn kuréel bu nga xam ne moo rassemblé ñëpp nga xam ne bu ñuy waxal kooku lañu war a waxal bu ñuy jëflante ñoo ne te da leen di yombal liggéey bi sax ndax région boo dem ñu nga fa département boo dem ak commune yi am na ñu koy def ci région yi gouverneur yi boo seetloo gouverneur Kédougou mu ngi koy doxal na mu waree ak ñoñam boo seetloo gouverneur bu Ziguinchor mu ngi koy doxal na mu waree mais ñeneen ñi Tambacounda woy ak ñeneen ñi dañ ma naan ñun dey préfet bi nee na ñun bokkuñu ci et gouverneur bi te ñoom ñoo samp kuréel yi ci région yi yooyu nag dinañ ko waxaat kooku moom dinañ ko régler ci fu gën a sori dinañ ko régler ak ñoom maanaam dañuy dem ñu ne bokkoo leen waaw te loolu ne moo di lan di ko donc mag ñi mbir feebar bi gën a laal waaw ñoom bokkuñ ci ndimbali te loolu mooy li gën a bon ci seen kaddu ak seen jëf kenn du xoñoñol mag kenn du ko toroxal kenn du ko beddi ci lu nga xamee ne moom moo ci gën a sonn moom moo ci gën a gi OMS mi nga xam ne organisation mondiale de la santé nee na leen ne lii ci mag ñi la
gën a laal ñoom la gën a laal ñoom lañu gën a lifi non loolu kay ñëpp ko wax ñëpp ko wax mais amul sax wër jox mag ñi ay gel antiseptique jox leen ay masque ainsi de suite mais jox leen ay koppar dimbale leen man damay seet région de Dakar Tëngéej laa gis département de Rufisque maire ba de ak préfet bi di jëflanteeg magu département ba su ma laajee département Pikine ñu ne ma ñu ngi xaar ma laaj département Guédiawaye ñu ngi xaar département de Dakar ma ne leen nag yéen jóg leen ngeen dem man du ma yuuxukat bi nga xam ne damay toog di yuuxu fu ne mais yéen dem leen ngeen seeti kilifa yi ngeen waxanteeg ñoom jëf leen teeg ñoom ndaxte lii yéen a ko moom dañ leen ko war a jox te man je serais très gêné maanaam damay jóge fii région bu nekk ma dem fa département ba fa nekk yéen a war a doxal loolu ci ndombal tànk bi ñu leen jox ci seen région ak ci seen département mais yooyu yëpp maa ngi koy noté. ak milliards yi ngay dégg yëpp moom lañ def ci Covid 19. mooy yéen ban ana milliards ya xanaa kañ bon milliards yooyu le plan d'action bu nga xamee ne ci at lañ ko tëral te lépp nekk ci biir ci Covid bi même sensibilisation bi campagne beeg yooyu mu nga ca te Covid bi ñëwagul woon parce que sensibilisation bi ci affaire maladie chronique yi la te loolu lii dafa ñëw fekk ci yooyu maladie xam nga ñaata la biñ ko xaymaa pour Sénégal yëpp magu Sénégal yëpp matul 1 milliard du dërëm su wala dërëmu koppar buñ ci dugal te tey ni nga ko déggee comme ni ma koy déggee am na ñu yuuxu yëkkati seen baat ñu yëkkati xaalis jox leen ay milliards lan lañ defal réew mi ci loolu mais mag ñi taxaw defaral réew mi ba réew mi baax ba toll fii mag ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo war ko jot ñu war leen ko defal mais dama ne bët bu sul toj waaye tey jii dañu war a xam ne nag war nañ jóg ci mag ñi wax ci ñoom mais est-ce que Mame Birame jël nga lettre bind daan ne jébbal ko le président Sall directement wala def lettre ouverte au président Sall pour fàttali ko ne vraiment mag ñi nga xamante ni ñoom la feebar bi Covid 19 gën a sonal di leen laal di leen faat tey jii ñoom soxla nañ protection bu particulière boo xam ne ça n'a rien à voir ak ay pension ak ay sésame ça n'a rien à voir da ngeen soxla une protection particulière ci jamonoy Covid bii. protection particulière et même totale ndaxte maanaam boo xam ni moom c'est uniquement pour les personnes âgées waruñu ñu jaxase keneen exactement mais boo seetloo tey jii dañ naan wuy ay bàjjenu gox ak ay délégué de quartier ñoom seen te ay histoire rek ay wax nga ciy dégg fu wax ji baree mag du fa sànni kàddoom day teey xool mais tey jii ku xam Mame Birame xam na ne man mii bind rek laay def doo toog ci rajo di wax naan bind naa diw ak diw ñoom ñëpp kilifa yëpp bind naa leen. ñi nga war a bind nga leen. ñi nga war a interpeller naa oto dem ba jam ñaajo kañ dem ci ministère ya fa ne. ba léegi amul benn déposer ay dossier duñ la tontu sax mais dama ne ku fulaalul mag ku wormaalul mag. kuy xoñoneel mag ku koy beddi na nga seet lu mu jëm. ñun ku ñu def li ñuy def yàlla moo ñuy fajal lu leer laa la wax fi mu ne dama ne ñun ku ñu def lu mu ñuy def yàlla moo ñuy fajal te nañu xool ba sa kanam tey ji boo doon noté Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale ci mag ñi xam nga yow tey boo doon noté Abdoulaye Diouf Sarr yow chaque fois ma ñëw fii nga naan moo noté te waaw dama ne mooy seen tutelle kay mu leen coiffé xam nga mooy ministre de la santé et de l'action sociale. voilà ñoom dëgër nañ fi ba ne tutelle ñooy suñu tutelle. waaw maanaam nuñ ko mën a tudde sax ci wolof mooy ki nga xam ne moo yore sa kiirlaay ak yooyu mais tey ministère yëpp dañu war a doon suñu tutelle. ministère du travail. ca la bokk. ministère kii. de l'économie sax ci la bokk. ministère de famille. de la famille. ministère solidarité ak ñoom seen. ñooñu ñëpp ñu kii ba tax na. fu si nekk daal am na pàcc yi nga xam ne suñu morceau nga fa. moo tax ñuy wax ni ñun suñu morceau yooyu nan ko dajale indi ñu ko président ci boppam. moo war a jël matukaayam. morceau mag yooyu yëpp mu dajale leen benn bërëb bàyyi kaak mag ñi nag. mag ñi gérer ko seen ñu gérer ko bu ko neexee sax mu indi
benn nit da ngeen bëgg seen ministère à part. mais looloo war ministre boo xam ne daal ci mbirum mag ñi rek. lay looloo war France defoon na ko. waaw bu yàggul bi ma demee France ci fin d'année bi. ñoom ci seen wàllu bopp. keroog dama rus sax dan ma ne yow. soo bëggee suñu ministre de la santé tout de suite ci semaine bii danañ ko invité ngeen toog ñu waxtaan. ma ne ëpp naa def. waaye loolu yow mënoo ko am fii. mënoo ko am ci sa réew nga dem am yow ngay toog di jég man ñun mag dinañ daw ci suñu kaw gannaaw doom. lu dul ne leen ne man ngeen ñu taseeg ñun ñu waxtaan. ñuy toog diir. donc yéen da ngeen a bëgg Mame Birame da ngeen a bëgg ministère boo xamante ni personne âgée yi rek lay gérer. mu ngi noonu. waaw ci pàcc bu ne. waaw te loolu. ñu utal leen ministre à part. loolu. te tamit ca ministère boobu ñu teg fa mag ñi. wala fa ñuy décider mag ña bokk ca. war nañ ca war a mën a bokk xam nga boo waxee loolu. xale yi mën nañ. mais est-ce que yow bëggoo ñu def le ministre sax. may loolu. mais poste bi ngay demandé c'est spécial. non spécial parce que yeneen dëkk yi. xam nga France suñu royukaay la. tey waxuma ne dañu war a rey ci moom waaye dama ne. bu ne mag mat baa ngi cim réew. am na nu nga xam ne nu muy demee boo ko taawoo say mag. doo ko rëccu jamais de la vie. mais comme yow tey taxawaay bi nga am boo laajee ne dafa war a am poste ministre boo xam ne mag ñee koy tax a jóg ainsi de suite mais ministère boobu nu ñu ko war a tuddee sax exactement. est-ce que nekkul ni mën nañ ko mën a jox Mame Birame mu gérer ko. parce que xam na du problème des personnes âgées. ministère des aînés mais des trucs comme ça. pourquoi pas parce que comme léegi yëf yi dafa jaxasoo. jàllaa ñoom ba yéen xamoo leen sax kan ngeen war a waxal. doo xam. waaw parfois nga ne Diouf Sarr wala ministre du travail. wala de la femme wala kii. wala de l'économie. c'est un peu difficile. ay la yëwen nanu wax ne. action sociale. bi nekk ministère de la santé et de l'action ñu ngi uuf ñu ngi ñuy taxaw ndax bureau bale ñoom ñoo ñu ko jox. waaye seen doole néew na ba nga xam ne. wax dëgg yàlla soxna si ñu ngi koy au passage ñu ngi koy nuyu docteur Aram Top. seen ku baax suñu jarbaat la suñu doom la mais boo toogee wax ak moom rek da ngay mujjee. daan ne nañu xaar mais mag du xaar. du ñu xaar ba xaddi. kenn kawit bi dafa ñëw ndeysaan gàllankoor lu bari. mais waaye terewul gannaaw ba loolu am na ca njëlbéen ga. fan doon rabbe fan doon nase fan doon ruccee waroon nañ fa oo mag ñi dana leen ay ci leen. loo leen xalaat ci lii. ñun am na lu nu man ci njaboot gi. ndax ñoo yore sët yi goro yi sax ñoo leen uuf yenn saa yi. wax dëgg yàlla. ñooy dundal njaboot gi. kon tey am na nu nu mën a taxawu njaboot gi ca famille ba ci quartier yi ndax am na ñu jox suñu gëdd ak suñu cër nekkuñu fi nag mag ñi. parce que bari na ci jeunes yi wax naan mag ñi dañu war a puus dem. waaw puus dem jeunes yi ñëw toog. waaw non déedéet. retraite à 65 ans bi sax fàtte naa la ka laaj temps bi jeex na. non dinañ si ñëw waaw. mais pratiquement temps bi jeex na. manuloo puus. mag ñu nga xamee ne da lay indi njariñ. mag ñu nga xamee ne dañu am njariñ. xale dina am njariñ xale dina ñàkk njariñ. diplôme rek kese mënta puus kenn. expérience dafa baax. ci réew mag mooy toog fii. di gis fu sori. yow xale nga ne ca puju garab ga. doo gis dara doo gis tus. loolu la. mais retraite à 65 ans bi loo siy wax parce que am na ñoo xam ne ànduñ si dëkk boo xam ni les jeunes chôment ainsi de suite taux de chômage dafa yokk ñu yokkal ay 65 ans kon ndaw yi naka la ñu amee liggéey juste une minute ñu tàggatoo. waaw vraiment foofu. xam nga waxoon naa ci. retraite à 65 ans. dafa war ci ñi nga xam ne ñu ngi gëstu yore xam-xamu dina jëriñ. te ñu am doole di ko def. tey waxoon naa la kaawu docteur yi. mais professeur Raoul bi nekk France. mag la. am na yeneen professeurs yi nga xam ne daje naa ak ñoom. foofu de ñoom ay mag ñu ko ñoo mag sax professeur Raoul. dañ leen di soxla di leen oo ci université yi ñuy jàngale ak ñoom seen. dafa am yenn xeetu liggéey yu nga xamee ne war nañ ko mën a dem. boo amee doolee def ko ak xelu mën ko def nan la bàyyi nga continuer ko bu fekkee ne mën na ne leneen li yow doo bu ma nekkee dookeer man
di yenu li diis nekk ca port ba dinaa dem ba 50 ans. juróom fukki at su ma ko weesoo dootuma ko man. dootoo am doole ba. dootoo am dooleem dafa am xeetu liggéey yi nga xam ne doole moom moo koy yore xeetu liggéey yi nga xam ne xel ak xam-xam moo koy demee. te bu kuy rey say mag boo moytu yow nga jiitu leen. ca armère ya kuy faral di rey ay magam boo moytu yow leen di jiitu ci armère ya rey leen nag du jël paaka rendi mooy di jëflanteeg ñoom lu nga xam ne warul waaw jëf gu nga xamee ne mënee su ko dégg mënee su ko xam kon bon dañuy ñaan temps bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo Mame Birame Faye. damay tàggu suma morom suma xarit yi suma ñoñ yi sumay àndandoo yi ne leen nanu góorgóorlu rek nanu góorgóorlu ci région yi nanu dem di waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi xamal leen parce que xam nañ ko sax ndax ñoo samp kuréel yi te ñu doxal li ñu war a doxal ñun nag dañ naan président ci wàllu boppam toujours ñu ne na gën a jël matukaayam gën a jëflanteel mag ñi te di bañ a déglu xel yi nga xam ne boo yëngatoo wax rek ñu ne kii da la contre président kenn contre ko mag du contre benn président bu contre président contre na président geestu leen mais daf ñu war a geestu nécessairement parce que ñun bu dul dara sax am nañ fu ñu ko féetee ci at ak ci kilifteef d'accord mooy kilifa gi nga xam ne gannaaw yàlla moom la mais am na lu nga xam ne bu ko jëflanteeg mag ñi du ko rëccu voilà waaw mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax Mame Birame Faye Duma Diouf Mame Birame Faye laay wax comme que souvent dañuy wax Mame Birame Diouf Mame Birame Faye nekk président bu conseil national des aînés du Sénégal ñu doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni personnes âgées yi retraités yi ñu ngi koy jànkonteel rawatina ci jamonoy Covid 19 bile di remercier auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diawa Diallo nekkoon ci technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission ak beneen invité émission bi nag mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com ba samedi prochain incha allah.